jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ñuy teewee waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xibaar yi bokk na ca ni nouveau code bu yees maanaam doxeenu wàllum doxeen ak tënk mbirum énergie ci biir Sénégal lu nu tënk ci Sénégal wala ko jëfandikoo waaye balay boobu faaw ñu waxtaanee ko ak ñi seq mbirum wàll gu ni mel ci Sénégal lu ni mel moo tax it am na waxtaan guñ cee boolee ñoom ñëpp dañ ci ànd ak faram fàcceeg maam Seynabou Babou ma ko fekkee woon dañ ci bokk itam lu soxal mbirum rek gën a soqali koom-koom ci biir Sénégal waaye itam gën a soqali li ñu duppee ay petites moyennes entreprises ànd jaaw tàggat lu mënta ñàkk la ngir ñu mën a soppi li ñuy bay ak lépp lu mën a indi koom ñu war caa mën a xuus daañu ci ñëw tam ci biir xabaar yi nu mu gën a yaatoo dañ ci bokk fexe ba lu jëm ci coupe du monde bi ñu Sénégal mën caa taxawaay mucc ayib fédération bi nee na daañu def kem kattan ba jébbal équipe bi lépp lu jëmtukaay ñu ngi ko xamle ndax coupe baa ngi defa wëreelu ci biir Sénégal fi ñu toll ni tey jii njiitum réewum Sénégal président Macky Sall moo ko dalloo woon daañu ci ñëw ci biir xabaar yi dañ ci boole benn wàll pàcc bi ñu jagleel découverte maanaam gëstu bi ñuy gëstu ay gox ci biir réew mi tey ñu nga jëm ca dëkk bu ñuy wax Jilakun ma nga ci daanu ko Ziguinchor Assane Ba moo ñuy xuusal ci biir dëkk cosaanam ak la mu làmboo ci ay mbóot niskis faram fàcce gi jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV faram-fàcc xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu soxal mbirum lu yees ci wàllum code bi tënk doxinu mbirum énergie yàgg naa am waaye dañ ko gënoon a dëxëñ ngir gën koo mën a waggar ba ku ne ci yëngatu nga war a xam na ci doxe lañ ca tënk teg ni ay yoon yu war a mën a doxe dañ caa bëgg a gën a ñaax askan wi ba ñu koy jëfandikoo rawatina acteurs yi seq mbirum énergie ci wàllu guddi mel ñu waxtaane ko waxtaan boobee moo tàmbali tey jii daañ ci boole askan wi tam ci jëfandikoo ku ci ne pàcc ba ngay doxe ngir gën a xam loolee nu muy doxee lu mu nar a jur ëllëg ci koom ci biir Sénégal faram fàcceeg moom Seynabou Babou. Conseil patronal bu énergie renouvelable bu Sénégal ci lëkkaloom ak agence nationale bu énergie renouvelable ñoom ñii la ñoo ngi xamal nit ñi code courant bu bees bii léegi nga xam ne dafa nar a tënk lépp lu jëm ci wàllum secteur bu énergie. code de l'électricité dafa nekk benn loi boo xam ne loi unique la pour wax ci li nga xam ne yëpp dafa englober électricité fañ koy togge ba fañ koy utiliser ca kër ga yëpp bàyyiwul benn aspect. maintenant nag loi bu mel noonu nag ñëpp dañ ko war a comprendre c'est vrai loi bi voté nañ ko depuis 2021 mais léegi nag dañu nekk ci liggéey ci décret d'application yi parce que décret yi ñooy dem ci détails yi. mu doon ab code boo xamante ne dafay gën a yombalal nit ñi ngir ñu am courant fépp fu ñu mën a nekk. bon coppite bi en fait dafa améliorer situation bi déjà au lieu que ñu am plusieurs lois dañ ko regrouper comme ni ma ko waxee rek du début à la fin. indi nañ itam beneen loi boo xam ne mooy régulation bi xam nga avant dafa amoon secteur la commission de régulation du secteur de l'électricité léegi changé na dañ ko tuddee commission de régulation du secteur de l'énergie moo gën a yaatu électricité te énergie la bokk. ana nag nit ñi gën a xam lii code bi wax loolee le président bu COPERES di xaar ci atelier bii lee. alors donc ñun nag secteur privé suñu rôle mooy xam d'abord loi bi ci parce que nit balaa ngay wax daal nga xam ko donc xam loi bi d'abord li mu wax ak li ci nekk parce que bu boobaa ñu mën a déjà gën a góorgóorlu gën a bokk ci li Sénégal soxla ci énergie mën ci investir te tamit di bëgg a aussi yokk suñu participation ak auprès du ministère de l'énergie. loi bi ñoo ngi ko adopté ci atum 2021 décret d'application yi nag ñoo ci des fi mu toll nii dañu bëgg a tàggat ñëpp xamal leen ana lu code bi di undu. jaajëf soxna Mame Seynabou Babou xabaar yi wéy am ndaje la mu Sénégal di waaj a dalloo muy juróom fukkeel bi ndaje ak ñeent muy assemblée générale bi dalloo lépp luy association yi ëndum ay kuréelu fafal naaw maanaam li ñu duppee ay compagnie aérienne Sénégal moo koy dalloo war a waxtaan ak ñoom ngir nag waajal moomu ndaje kilifa yi seq wala guddi mel ñu ngi ci biir réew mi waxtaan bi mooy ku ci ne sa loxo dugg ca ba nu war a mën a xool gën a suqalee mbirum fafal naaw yi ci biir Afrique waaye tam ci biir àdduna bi yëpp ginnaaw bi Covid bi jaaree ba tàmbalee wàññi ko bu baax ñu gën a suqali comme gi ñu xuus ànd ci ak faram fàcce Babacar Seck. ngir waajal juróom fukkeel ak ñeent assemblée générale kuréel gi boole compagnie aérienne yi nekk ci Afrique te ñu nar ko amal ci Ndakaaru ci weeru décembre ministre bi ñu dénk tourisme ak transport aérien daje nag secrétaire général
bu AFRA lu tolloog juróom benn téeméeri participants dinañu teew ci biir assemblée générale. Nous allons recevoir des personnalités de l'aviation. dinañ fi dalal ay kilifa yu am solo ci wàllum aviation lu ci mel ni directeur général bu IATA ay directeurs régionaux yu jóge ci organisation de l'aviation civile internationale ak ndaw Union africaine ñi jiite compagnie aérienne yi ci Afrique duñ leen bàyyi ginnaaw dinañ waxtaanee pàcc yu bëri weccoo ay xalaat ci sunu industrie fexe ba compagnie africaine yi seen diggante gën a ratax xoolit ëllëgu aviation bi nun ko mën a ñoŋalee. Et comment nous envisageons le futur du transport aérien. Assemblée générale bu AFRA dina nekk bërëb bu ñu nar a waxtaanee gën a ñoŋal transport aérien ginnaaw mbas mi fi jaar. Alors notre industrie a été. sunu industrie aviation bi mbas mi fi jàll am na si njeexital bu mag daanaka ci àdduna bi yëpp avion yi doon naaw bëriwul ba ci fii sax ci Afrique nga xam ni mbir mi gën nañoo laal. loolu tax na ñu war a xool yoon wun mën a jaaree ngir compagnie yi bokk ci kuréel gi ñu sàmm intérêt yi ñu bokk. directeur général bu Air Sénégal bi teewoon ci ndaje mi jaajëfal na AFRA ci tànnu Sénégal ngir dalal juróom fukk ak ñeenteelu assemblée générale bu AFRA fukki fan ak benn ak fukki fan ak ñaar ci weeru décembre. lu jëm ci suqali mbirum fafal naaw ak seen i kuréel liggéeyukaay yi ñi itam ñu ngi suqali seen bopp te mooy fexe ba gën a luppante luppe ay petites moyennes entreprises ci biir Sénégal toll nañ ci juróomi junni yu ñu war a gungeem tàggatu lu mënta ñàkk la waaye itam fexe ba gën a mën a soppi maanaam lépp luy koom nga war a xam noo ko mën a peegeem ba mën koo suqali lu ni mel daa war a wër Sénégal waaye Saloum am nañ ca waxtaan guñ ca wooteem ci teewaayu kilifa gi dénk projet bu ni mel kàddoom jot na jiit ñu ko duppee Abdoulaye Faye la mu dénk Adama Sarr. ñun dañu am objectif u accompagner 5000 entrepreneurs ci programme yi pour mun a développer seen activité ñu mun a am aussi potentiel boo xam ne dina leen mun permettre ñu mun a dem exporter dem bitim réew jaay fa seen ay produits mais pour loolu il faut PME bi am benn dëgërlaay am dëgëru donc loolu la programme bi di viser pour accompagner leen ci formalisation ñu mun a formel accompagner leen ci structuration ci seen capacité de gestion mais également tàggat leen ba ñu mun a dem exporter seen produit jaayi ko bitim réew donc loolu la programme bi di def ci fi mu nekk nii te yaakaar nañ ne am nañu yaakaar ci Kaolack dina ci am loo bu xaw bëri pour ñu mun a développer économie Kaolack bi du moment où en fait tey potentielu Kaolack war na ko mën a joxe voilà secteur yëpp la ñuy accompagner muy agriculture bi di TIC bi di couture bi booy xool ci programme yi ñu jot a def secteur yooyu yëpp accompagner nañ leen. xabaar yi wéy ñu waxtaanee mbirum Casamance ak MFDC mooy bànqaas bi ëmb fippu yim ca bët Saalum réew mi waxtaan la ñu woote woon xam ngeen ni weeru juin ba ñu génn amoon na waxtaan bu nu seqoon ak nguuru Sénégal ba xaatim bataaxalu déggoo muy wér ngànnaay yi fexe ba ñu nekkoon ci àll bi duggaat ci askan wi waaye itam dajale ngànnaay yi loolu lépp dañ ko war a waxtaanee xam lu su war a taxawal itam benn commission kuréel goo xam te ni bi mooy topp la ñu waxtaanee woon ba siife ko loole lu ko war a waggare ba lépp mën a yemb lii moo tax ñu waxtaanaat ci seen biir daje ci benn gox ngëmloo ba noppee ci seen biir waxtaan boobee que seen kàddu yenn ci ñoom ñu ko duppee seeni bàjji lam ci dénk Assane Ba. combattant mi moo ne man pour ma déposer pour ma teg sama fetel man lii laa bëgg ñu def boo ne béykat la ñu fekk ko si béyam ñu dimbali ko si loolu ba mu nekk nit boo ne leneen lay def ñu gunge si ko si loolu xëy na kooku mun na d'accord def leneen li nga xam ne xam-xamam mot ko donc dafa ñeen nar a am dañ ko nar a yokkal lu ñu xalaat mooy centre bu ñuy defar ñun mooy un centre polyvalent de formation ñu def ko fii centre bu méngoo ak centre Sangalkam beneen aspect bi mooy les impactés de la guerre dañu ne les impactés de la guerre comme yéen tey dañuy ñëw ñu expliquer leen projet du dépôt des armes ngeen xalaat ne loolu baax na ngeen taxaw loolu ngeen taxaw si loolu ba loolu am vous êtes devenu un sympathisant du projet mais yéen mais effort boobu mi ngeen def
foog ngeen gis njëriñ donc dañu xalaat ne loolu lu baax la mais l'autre chose mooy investissement yu ñu nar a def tey boo laajee nit daf lay ne ñun de bu xew bi amee ay rebelle ñu am suñu dëkk dafa dem dellu si ginnaaw comme xew amul dëkk boobu dafa nar a avancé donc loolu mooy contribution combattants yi dans le développement des localités fu ñu nekk. mu doon kaddu goog Seyni Badji kaddoom ak Assane Ba doon waxtaanee waat lépp lu jëm ci nekkinu askan wi nu su war a mën a def ba ñoom ginnaaw ba nu wéeree seeni ngànnaay ñu gën a mën a dund gu tegu ci yoon. xabaar yi wéy ak lu soxal li nga xam moo jëm daanaka Louga ña ngay wéyal ñàkkug jur gi dañoo bëgg a def nag bilan boo xam te ne bi dana mën a mucc ayib ci bépp anam waaye itam fexe ba lépp loo xam te ne bi daañu war a fexe woo teefanka yi ñu génne lépp luy gàtt wala samit li gën a kawe moo xam nag ba ci gilee mag la ci aju lépp lu mel am na lu ca waa Louga bëgg ni ay jéego yu ñu ci bëgg a def am na itam lu ñu tënk te ni buñ ci ayoo du ñàkk lépp sotti ñoo ne ci ak faram-fàcce ak Seykou Diallo. objectif bu ministère bu yor wàllum càmm gi jàppoon ci atub 2021 jàpp 2022 si lu jëm si wàllum campagne de vaccination jur gu ndaw gi amu ko woon loolu nag facteur yu bëri moo ko mën a expliquer suñu sukkandikoo si docteur Abiba di chef de service régional élevage et des productions animales bu Louga. les points qui étaient surtout. jafe-jafe yu ñu amoon nag jëmoon na ci wàllum logistique ay vaccin yu yemb waaye tamit yeneen yu ñu ci mën a jàpp mooy parc de vaccination yu doy. disponibilité des parcs à vaccination. ngir ñu amal campagne gu mucc ayib parce que atub 2022 2023 ministère bu yor wàllum càmm gi dal na jël matuwaay yi war yépp. Il y a la mise en place de vaccins actuellement au niveau de la région et la dotation. ci jamono ji nag vaccin yi ñu ngi commencé di ñëw ci biir région bi matériel bi tamit commencé nañ di ko indi ren ji nag pince yi obligation la ci vaccination bi. les seringues mais également surtout les pinces qui sont obligatoires pour cette année-ci pour le marquage des petits ruminants. réew yi ñu wër nag dinañ leen sensibiliser ci lu jëm ci wàllum peste de petits ruminants yi loolu nag ngir protéger jur gi ci frontières yi. lancement boobu dafa nekk lance boo xam ne daf ci woote da ci invité ay naataangoom ñu nekk ci yeneen dëkk yi ñu sës rëkk yu mel na Mali Mauritanie Gambie Guinée dañ leen ci invité pour sensibiliser leen pour xeex feebar bi nga xamante ni mooy caaru jur gi sew gi. daal di ñàkk lu tollook million ak juróom-ñaari téeméeri junni ci ay petits ruminants mooy objectif bu ministère bu yor wàllum càmm gi daal di jàpp ci atub ren jile suñu xayma atub daaw bi nag téeméer boo jël juróom fukk ak juróom-ñeent yi daal dinañ leen a vacciner. jaajëf Seeku Jàllo ci daanuk Louga du ñu sori Louga dañuy ñoqali daal di yegg ba ca Ndar foofee fa la CSS nekk mooy compagnie sucrière sénégalaise foofee barki démb dégg ngeen ko menn mbànd mu def lu ñuy wax éthanol wenn xeetu liggéeyukaay la foofee ca suukar sa moo daal di woon fàcc daal di explosé yàqu-yàqu yi nag bari na ci askan wa waaye ba fii kilifay CSS googee ñu ngay daal xelu askan wa matukaay ya nu jël ak it lay yàq nañ ko beccee ñaan ci ak faram fàcceek Momar Alice Niang ci compagnie sucrière sénégalaise ci juróomi fan ci weeru septembre ñenn ñi wax nañu waxu explosion cuve éthanol bu nekkoon ci biir wax ji bari lool pour nag am ci lu leer seen télévision ITV fas yéene dellu siwaat ak yéen ci bis boobule. dafa am benn détonation benn déflagration bu am ci biir usine bi nga xam ne ci benn cuve bu doon def éthanol la cuve bi nag day am bac yu bëri ci biir la am benn déflagration bu chapiteau bi naaw mu daal di dañ mu commencé am benn lakk mais ñu teel ko fay. suñu buntu kër ci atelier menuisier bi nekk foofu dinaa tay toujours affaire bi explosé wu dem ci kaw. ànd ak benn flamme couvercle cuve bi nekk comparé ci kaw ba sa yàgg mu wàcc dal ci biir CSS heureusement foofu la dal. mooy ñetti mbànd yi nga xam ne éthanol lay def benn bi moo explosé dal dee naaw jénne flamme nit ñi yaakaaroon ne àddina bi tukki na ndax bu daloon si dëkk bi dafay yàq lu bare. li fi xew askan wi xamle ni am na ay yàqu-yàqu yu bëri yoo xamante ni jural na leen ko. am nañ ay kër yu seen écran télé am problème am na ay kër yoo xam ne seen toiture dafa far jaar daanu mu nekk ay dégâts yoo xam ne loolu causé nag. am na fi ay téléviseurs yu yàq ay vitres yu wàdd yëpp am na fi am na fi yooyu am na fi. kaddu yi nga xamante ni askan wi yëkkati na ko wute na trop ak li nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ci biir compagnie sucrière sénégalaise. li ma gis. laay mën a wax du ma nag dëggal wala may weddi lii am ci biti
mais fi mbir mi amee muy ci biir usine bi buñ paree danaa ànd ak yéen ngeen dem visiter ko ngeen xool du mur bu fi fàcc du écran ordinateur bu fi toj yéen a ngi ci enceinte bi ni sama bureau laa leen di recevoir te fii la xewe donc gisu leen fi loolu. tolof yi nga xamante ni moom la ñu wax ni usine bi mi ngi leen koy jural tax na ba population bi am exigence. waa exigence bi moom première chose mooy mband yi def éthanol daañu ko fi jëlee yóbbu ko si àll ba bay nga xam ne mbandu éthanol dootu fi nekk. lu jëm ci toxal mband yi def éthanol bi loolee mel na ni ay jéego la yoo xamante ni CSS jot na koo teg ba pare. fii cuve yi dencatuñ ci woon éthanol ndax pour sécuriser population yi sécuriser travailleurs yi sécuriser également installation usine bi dañoo dem ba 2 kilomètres ak genn wàll ci biti usine bi samp fa site de stockage boobu donc daanaka li fi nekkoon ay taatu naxitu alcool bi moom moo fi éthanol bi moom moo fi desoon. préfet département bi ànd ko ak maire bu commune Richard Toll ñëw nañu nemmiku biir usine bi fi mbir mi amee woon waaye it dem waxtaan ak population bi ci fan yu néew daañu taxawal benn commission boo xamante ni lañ ci jublu mooy fexe ba yombal waxtaan wi diggante askan wi ak kilifay compagnie sucrière sénégalaise. Momar Alice Niang jaajëf moom ak Mokhtar Seck daanaka Ndar xabaar yi wéy ak lu soxal mbirum coupé bi nga xamante ne bi pot bi di ko jagleel muy pot adduna bi yëpp di coupe mondial bi mi ngi koy wër Afrique fi ñu toll nii kon mi ngi ci Sénégal ba ki dem ba tey jii njiitum réew Sénégal président Macky Sall moo ko doon dalloo ci kanamu kilifa yi dénk wàllum football ci àdduna waaye tam yu Sénégal ak yu Afrique itam naka noonu waxtaan yu yaat jot na faa jépp ay kàngam ci kanamu fédération bi waaye tam ci kanamu yenn ci ay li nga xam mooy 12e gaynde bi ñëwaat ca boobu lépp xumb ci kanamu sunu reporter Amadou Bari. si kanam kàngam bàyyeeko si kuréel football aduna si njiitu réew mi njëkk nag woyandoo ak 12e gaynde seen woy bu bokk nag si waxtu wi si bu ñu gën a fonk. ñu daal di jox coupe du monde bi njiitu réew mi ñu may ko itam ballon mondial bi ak trophée bu ndaw coupe du monde bi. bu mu jëlee kàddu njiitu réew mi daal di wax ni na ñëpp pare ci réew mi pour bokk ci bile jongante ngir Sénégal amal nag participation bu mucc ayib fédération bi mën nañu yaakaar ci nguur gi fas yéene def lépp lu mu war ngir yombal leen ko. suñu gone yi muy gaynde yi gën nañoo xarañ état bi jàppale na leen kon condition yëpp daje nañu pour Sénégal jël ndam li. ndam nag fulla moo koy jël ak fayda kuy dem ci xare bu toll nii te gëmoo sa bopp soxlawul ngay dem parce que da ngay sonnal nit ñi rek jox leen ay tension ak ay cardiaque waaye gëm naa ni gone yi ma gis mu ñoom Sadio Mané muy ñoomin Koulibaly ñoomin Gana ak toute l'équipe xale yu am jom lañu. ngir coupe du monde bi tànn ñëw Sénégal ci réew ñu ko war a xëccoo yépp Macky Sall sànni ay kàddu yu rëy tànn wax ne Sénégal moo ko gën a soxla. coupe bi nag li ma ko wax ci kàllaama français léegi dama ne ko yow la ñëpp di wuti fu nekk jamaale yëpp jóg nañu taxaw ma koy xamal ne ñun nag ñoo ko gën a sopp ñoo ko gën a bëgg te it ñun ñoo yor teraanga fas yéene nag jëli ko gañe ko indi ko fii teral ko ci Sénégal. njiit fédération sénégalaise de football feddaliwaat ci kanam njiitu réew mi seen yéene fexe ba gën a sori ci mondial bi rafetlu itam kàddu président de la république. waaw loolu dal xel la te président bu ko waxee itam dafa nekk rek ci loo xam ne daf ci sax parce que depuis bi mu ñëwee dafa jàppale équipe fédération jàppale équipe nationale lépp luñ ko mbébét comme soxla mu fajal ñu ko. def naa loolu daf ñuy gën a may xarañte gën ñu motiver pour que lépp luñ doon def ñu yokk ko pour maanaam. def résultat bu mujj ay fële ca Qatar. bile cérémonie daal di tëjee ak séance photo ak coupe bu yanj bi nga xam ne tey si ngoon la fi bàyyeekoo wutali yeneen réew ci Afrique yu war a bokk ci jongante bu gën a mag ci wàllu football. Amadou Bari jaajëf bu fekkente ni Sénégal mi ngi jëm ci jongante bi gën a mag wàllum football fédération bi ngànk football bu Sénégal ni ay jëmtukaay dana ko jox li nga xam mooy équipe bi jongante wàccaay di ay match amical léegi la ci aju loolu lépp daañu ko def muy jëmtukaay yi soxla woom Maître Augustin Senghor yëkkati kàddu yu ni mel ñu teewlu kàddu am. xam nga ñun dañu baaxee di def li ñuy wax anticipation maanaam du ñu xaar ba mbir bi ne këtt ne jon ñuy doog a song dañuy anticiper ak ministère des sports ñu ngi ci. def nañu ay jéego yu bare yéen a ngi koy suivre ñu ngi def am nañu ñaari
jongante xaritoo yoo xam ne dañ ko def ci mois de septembre bi ak équipe yoo xam ne dañu am xar kanam yi équipe yi nekk ci suñu groupe coupe du monde rax ci dolli ci yeneen côté yi mooy maanaam logistique transport ak même foofu dalukaay yeeg yëpp ñu ngi ciy liggéey ci benn comité mixte boo xam ne dafa am ay doomi sénégalais ñu ci am ambassade bi di ñu jàppale président dégg ngeen ko tey mu wax jox ndogal ki nga xam ne mooy DG Air Sénégal pour wax ko na jublu ci wàllu maanaam ni ñuy transporter suñu équipe waaye aussi suñu supporters yi suñu dirigeants yi fële ca Qatar donc bàyyiwuñu dara donc am nañu yaakaar ne dinañ def préparation bu mujj ayib boo xam ne dina dalal suñu xel ne bu ñu duggee ci compétition bi yaakaar biñ ci am dem fu sore loolu dinañ ko mun a fexe mu nekk. loolu nit yi ñu ngi koy laam-laamee ne am na joueurs yoo xam ne taxawaguñu ni ñu waree ci seen club mais loolu tamit mën nañ ko jàppee ne ci benn fan li ko waraloon mooy mercato bi booy xaarandi pour dem feneen doo jouer donc amuñu inquiétude ci loolu am nañu yaakaar ne aussi tamit Aliou Cissé xam na équipe am xam nga lu tax léeg-léeg sax ni ko président doon waxee tamit stabilité baax groupe bi yëngatuwul torop xamante nañu bu ñu ñëwee automatisme yi day teel a taxaw pour que ñu retrouver suñu niveau bi nga xam ne moo doon suñu niveau Coupe d'Afrique ak bi ñuy jouer éliminatoire Coupe du Monde. yegg nañ ci pàcc bi ñu jagleel gëstu ñu koy wax découverte leen xamante ak benn gox ci biir réew mi découverte boobee te ñu ci ànd ak Assane Ba te daanaka Ziguinchor ndax dëkk bu nu sos ci atum 1911 ku ñuy wax góor gi Samba Ndaw moo def lu ñu mel muy kon dëkk bi nga xamoo di Jalikoun ma nga ci département Bignona dëkk boobee la mu ëmb ci taarix la fay dox ba fii ak ñu koy yore di ko doxal ci la ñuy ànd ak Assane Ba. mu nekkee ci biir Kalunaay ci booy dugg ci commune bii di Koubalan village bii di Djilakoun nag kii di El Hadj Samba Ndaw moo ko taxawal ci ndigalu xalifam Chérif Younous Aïdara bu Bangeer gox bii nag dañ ko tànn bu baax buñ sukkandikoo ci magu dëkk bi. village Djilakoun le vénéré Chérif Younous Aïdara bu Bangeer moo ko sanc mu yebal fi doomam Cheikh Bassir Aïdara ànd ak taalibeewam Samba Ndaw ñu ñëw sanc Djilakoun ginnaaw ci jullitam ak leeram cadré naa Djilakoun depuis 1911 ci kaw garab bi ñetti xeeti garab ñoo fi nekk boobu mooy symbole Djilakoun face à l'eau mooy marigot bi. ki taxawal dëkk bi El Hadj Samba Ndaw ñëwul woon moom kese si Djilakoun mu ngi àndoon ak doomu xalifam bi ngir gën a mën a tànn dëkk bi lee. moo tax bu ngeen gisee Djilakoun accès bi nord sud habitat sud nord est ouest boobu mooy extension Djilakoun ñu ne ñun ay doomu ndey lañu parce que góor gi Samba Ndaw dafa yaatal ñëpp mu booti ñëpp ku ñëw mu boot la mu wut la fi ngay dëkk mu jox la fi ngay béy pour sa ndund. nit ñi nag fépp lañ jógee ngir ñëw dëkk ci si gox bi nga xamante ne ñëpp ñoo fi bëggoon a ñëw ndax potentialité yu bëri yi nga xamante ne am na ko. moo tax Djilakoun daf ko tuddoon Hamdalaay mais comme dafa dëkk bu naat la woon ku ñëw toog joolay ne ko Djilako mooy indi Djilakoun kuy ñëw toog mooy Djilakoun. tey nag village bi mu ngi jànkoonteeg ay jafe-jafe yu metti ci wàllu ndono ngir chef de village bi depuis ci tàmbaleeg atum 1990. bu ñu yaatalee famille bi ba famille bi yaatu ñu bëgg a ne kii sant dëkk bi kooku du war a nekk fii jabootam munul hérité dëkk bi munul doon dëkk bi mais je crois que à travers le monde gisuma ku ko mën a accepter. bu dee dëkk bi am na lu tolloog téeméeri at Djilakoun ba tey amul yoon bu baax bu fa jëm mu nekk situation bi nga xamante ne day freiner développement